ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di jàmm ji info point net. asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy teewlu ci jàmm ji info ñu ngi leen di nuyu ñu nekk en ligne ak monsieur Abdou Sané moom nag géographe la di nekk itam environnementaliste nekkoon ancien député à l'Assemblée nationale moom nag dafa def benn taxaw seetlu bu am solo ci lii di masque yeeg équipement multiforme yi nga xam ne dañ koy utiliser dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 te yooyu noonu mën nañ ko assimiler mën nañ ko niroole ak ay déchets biomédicaux yoo xam ne ëllëg mën na am ay njeexital ay loraange ci askan wi monsieur Abdou Sané ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. waaw suñu laaj bu njëkk rek est-ce que mën ngeen ñëwalaat ci équipement yooyu déchets biomédicaux yooyu ak nan la mën a indee comme ni nga ko waxee ay loraange ëllëg. voilà donc problème bi mooy dañu toll tey foo xam ne nguur dafa joxe loi comme quoi kenn ku nekk war nga sol masque par force. boo ko defulee loi bi day dal sa kaw. boole ci nguur gi mais am na commande bu mu def. pour une quantité de 10 millions de masques yoo xam ne pour ñu mun ko jox population bi surtout élèves yi puisque dañuy jubal ni ci ouverture des classes. léegi masque du moins masque niroolu ak mouchoir. masque dafa am caractère médical. moo waral balaa kii bi di am ni virus bi di ñëw pharmacie kese ñoo ko doon jaay. donc nekkul masque pour masque mais bii dafa nekk masque boo xam ne mi ngi protéger sa bakkan di protéger sa gémmiñ. te lépp loo xam ne ci sa bakkan lay gën ak ci sa biir gémmiñ lay gën dafa am un caractère biologique donc le mot bio foofu la nekk. ok maintenant comme mun nga ci yor ay feebar ou autre la moo indi médical donc mu ñëw nekk loo xam ne masque bi bu fekkente ne léegi utiliser nga ko ba pare moo indi mu nekk déchet biomédical bio parce que daal li jël ci sa biir yaram biologiquement. médical mooy lan parce que am na ay microbes yoo ci bay am na ay saleté yoo ci bay. donc boobu dafa am déchet boobu bokkul ak lu ñuy traité lu ñuy wax mbalit. ok ordinaire déchet yooyu dañu mus a nekk déchet yoo xam ne hôpital la daan yem. parce que foofu hôpital. am na ay hôpitaux yoo xam ne am nañu jumtukaay pour seet duñ koy mën a traité. boo ko traité wul nga bay ko noonu yaa ngi indi leneen lu ñuy wax pollution ak contamination. parce que li nga bay ci sa masque yi yàlla rek moo xam lan moo fa nekk. léegi bu fekkee ne 10 millions de masques am na. nga calculer 10 millions de masques yooyu yëpp dañu leen utiliser. sans compter que balaa 10 millions yooyu di ñëw am na déjà fu mu ne nii yow masque boo sol boo xam ne kenn boo leew ko ci 10 millions yi. léegi masque yooyu yëpp buñ ci pare. bu fekkente ne dañ leen di sànni comme ni ñuy sànni yeneen affaires yi. ragal naa mu créer beneen problème. moo waral. compte tenu du fait que ci yoon la ñu nekk. yoon aussi moo tënk affaire boobu. am na loo xam ne moom la ñuy wax la convention de Bâle sur la gestion des déchets biomédicaux et des déchets dangereux. Sénégal daf ko signé. donc boo ko signé amuloo droit déchets biomédicaux nga koy boolee ak mbalit di koy dem sànni. waaw léegi boo ko defee infraction la. waaw parce que là yaa ngi contribuer à la dégradation de la qualité de vie. yaa ngi contribuer par conséquent à la propagation et à la contamination de toutes sortes de maladies ci say morom nit. waaw léegi comme que amuñu droit maanaam mbalit comme li nga xam noonu déchets yooyu noonu ñu jël ko boole kooko mbalit bi nga xam ne mooy ordures ménagères yi léegi maanaam kon nan lañ war a def déchets yooyu noonu. waaw déchets yooyu dafa am lu ñu leen di traité déchets yooyu utewuñu ak lu ñuy traité yeneen déchets yi nekk hôpital. boo demee tey hôpital mbalit hôpital. ni ñu koy traité noonu la ñu waroon traité yi. boo demee tey hôpital bu ñu la jàmmee piqûre ba pare. piqûre bu ñu la jam nii am na fu ñu koy sànni. boo demee hôpital bu fekkee da nga am plaie bu ñu la defee pansement bi ba pare coton bu ñu jël pour nettoyer ak bandage boo xam ne moo nekkoon ci sa tànk ñu tekki ko am na fu ñu koy sànni. boo demee hôpital booy woccu buñ ko faree nii am na fu ñu koy dugal. mbalit hôpital kenn du ko sotti ci mbalit boobu di dem ba bës. dafa am spécialement
fu ñu koy traité boo jëlee hôpital bu mel ni hôpital principal par exemple dañu am loo xam ne moom la ñu tudd incinérateur genre four la foofu la ñuy dugal affaire yooyu yëpp ba rey lépp loo xam ne moom mën a nekk danger mu soog a mën a nekk déchet bu mbalit boo xam ne mën nañ ko yóbbu dak ba bët parce que amul danger mais ñun fii ñu ngi ni di sol masque te amul kenn koo xam ne jóg na wax pour mu préparer population bi pour ñu mën a comprendre ni masque bi may sol nii su ma ci paree am na ni ma ko war a gérer fii ku nekk bu paree moo xam nu mu koy def parfois da ngay doxante ci mbedd bi nga gis masque li nit sànni ko ci mbedd parfois nga gis leen ci mbalit fu dee nga koy gis mais ginnaaw léegi dañu dem ba toll foo xam ne ay dizaines de millions de masques la gars yi def commande boo ci boolee masque yoo xam ne ñun déjà moom la ñu yoral comme ni balaa 10 millions yi di ñëw nga boole ci yeneen tenue yoo xam ne moom la infirmier di sol moom la sage-femme di sol moom la médecin di sol moom la waa Croix-Rouge di sol bu laaj mu am communication pour que ñu mën a wax nit ñi que bu ngeen paree ci seen masque yooyu nañ leen regrouper quelque part ñu yóbbu ko ci benn hôpital nga xam ne moo am unité de gestion déchets yooyu ñu traité ko foofu buñ ko deflee dañ koy sànni passe partout moo ñu mun a lor indiwaat ñu beneen feebar beneen virus juste ci communication bi nan nga gis ne noonu la ñu war a communiquer non c'est que d'abord gars yi seen xel moo fa demul xaw ma lu leen dal man li ma dégg ba léegi gars yi dañu leen wéy sol leen masque mais kenn insisté pour ne la mbalitu masque nii ak nii lañ koy gérer dégguma ko fenn léegi man en tant que président association boo xam ne association africaine la alerte laay def damay attirer attention autorités yi pour won leen ni am na loo xam ne ci seen communication yéen koy fàtte mais su ngeen koy fàtte beneen problème la ñuy indi boo xam ne mooy gën a garaaw sax que coronavirus bi mun na am léegi su fekkee ne def naa alerte bi ak seen jàppale bi yéen de la communication loolu mun na indi ba nguur gi wax ak njabootam pour seet nan la ñu mën a gérer correctement rationnellement et durablement déchets biomédicaux yooyu nga xam ne mooy entre autres masque yi yoo xam ne moom la ñuy sol actuellement ñun ñëpp. kon buñ la déggee daa mel ni ba fii kon waxtaana goo ci ak autorités yi maanaam nguur gi. non man sama plume laa yor sama bic laa yor sama baat laa yor. bind naa ko ci samay réseaux sociaux. maa ngi nii di wax ak yow. di koy waxtaanee ak ay nit. mooy lu ñuy wax toujours alerte mooy lan da ngay gis loo xam ne mun na nekk lu bon. booy noppi mooy boobu baaxul mais au moins nga wax mu am ñoo ko waxal mu am ñoo ko waxtaanal léegi ci biir waxtaan boobu moo mun a indi te ñaar nit ngay waxtaanal suba rajo mun na la tendre micro mu nekk 20 personnes 3 personnes ba affaire bi egg fu mu war a egg foofu laa tolloogum man waaw kon monsieur Abdou Sané ñu ngi lay jaajëfal maa ngi leen di gërëm ci seen taxawaay di jaajëfal itam mbokk internet yi ñu doon bàyyi xel di fàtte ne yow géographe nga nekk itam environnementaliste nekkoon nga fi itam député ca l'Assemblée nationale. Merci. Jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net